tuuti am nañu ko bëgg am nañu ko bëgg waa Patte d'Oie na loxo yi bëgg yee sunu maire yow la ñuy voteel ay mag ay ndaw ay jigéenu commune bi ñoo toog def constat gis ni commune bi ay la yëwén ci juróom-ñaari at yi weesu niñ ko téye woon xëy na gisuñu ci seen bopp walla yaakaar nañ ni war nañ ko mën a téye nu gën donc ñuy dox di waxtaan di dugg ci koñ yi di waxtaan ak les habitants de la commune di laaj seeni mbébét di laaj nan lañ gisee ni ñu yoree commune bi ba ci waxtaan yooyu ñu yegg si ci conclusion boo xam ni nañu ni ñun de war nañoo defar suñu liste citoyenne boo xam ni kenn duñu tënk ci ay organisation wala ay parti politique dañoo war a defar suñu liste citoyenne boo xam ni ñun ñooy décider niñ koy organiser ñun ñooy décider lan mooy suñuy ay objectif ñun ñooy décider nan la ñuy liggéeyee te ci biir loolu tamit dafay doon ay nit yoo xam ni leer na leen ni bu ñu àndee kenn du ci rëccu dara te leer na leen tamit ni bés bu ñu àndee ba waa commune Patte d'Oie dénk leen ñu war a doxal commune bi bés bu ñu janoowaatee ak ñoom kenn du ñu jéppi ñaari condition yooyu moo nekk ñaari condition yi sous-tendre cette liste là léegi nag pour faire un historique aussi dañ leen di wax ni ñu bëri ñu nekk ci liste bi nekkoon nañ ci liste bu ñu doon tuddee Reste les Verts bi compétiroon ci élection locale Patte d'Oie yu 2014 Reste les Verts tamit booy xool ci même processus bi la jóge woon man mi jiite ren Alternative les Verts maa jiite woon Reste les Verts bi ñu demee élection tamit waxtaan nañu ak population wu Patte d'Oie ndeem jox nañ ñu bopp yàlla deful ñu jot ci li ñu doon ut moo doon yore mairie Patte d'Oie waaye yàlla dimbali nañu tamit ba ñu am ci ay conseillers municipaux ba doon le deuxième groupe au sein du conseil municipal tolloo ak coalition bu mag bu ñu naan Benno Bokk Yaakaar ñu tollook ñoom ay nombre de conseillers ci biir conseil municipal bi donc pour une coalition boo xam ne amul appareil amul budget amul ku ko boot maanaam lépp lu groupe politique di soxla en général pour mun a jot ci li muy ut maanaam ñu jox ko mu doxal coalition bi loolu yëpp amu ko da ko waroon uti boo demee ba tolloo coalition yu toll noonu dafay wane ni population yi jox nañ la bopp waaye nag yàlla moom mooy dem ak dogalam mooy fal ku ko neex te yàlla noppi na bu yàgg donc 2014 yàlla dogalul woon ni ñun la ñu war a jox mairie bi ñu ñëwaat nag 2022 ñaan suñu borom am yaakaar lool ni dinañu jox parce que yàlla li muy def rek mooy li gën te yaakaar nañ ni liste bi mooy liste bi fi gën ci commune bi yaakaar naa ni ñi nekk ci liste bi motivation bi ñu àndal ak njub bi ñu àndal ak rigueur bi ñu àndal bu ñu leen dénkee commune bi néew ñu ni lépp lu commune bi soxla dina ko am de waaye liñ fi jot a gis dinañ gis lu gën a gën ba ñu ni ñii yéex nañ leen ko jox donc yaakaar boobu la ñu am ñu ñaan yàlla nag ñaan population Patte d'Oie aussi ñu ñaanal ñu ci mbébét boobu ñaanal ñu ci yéene boobu ñaan leen tamit ñu jàppale ñu ci loolu jàppale bi doon ci di waxtaan ak ñun ci di ñu jox seen xalaat ci di ñu critiquer ci li ñuy def te jubul wala li ñuy def te xëy na du noonu mooy li gën ba pare nag bu le 23 janvier 2022 jotee ñu votel ñu en masse ñu jël mairie bi daal de def suñu kéemtalaay kàttan def wane li ñu mën wan waa Patte d'Oie ni waroon nañ fi jot a teel a jot ci mairie bi. waaye ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ku nekk asalaamaaleykum di leen wax comme ni ko monsieur le maire waxee dal leen ak jàmm tey bis bi tey mu nekk bis bu am solo mu nekk bis boo xam ne coalition bi day présenter programme am pour ñi nga xamante ne ay investir lañ ci liste bi ak ñi nga xam ne ay souteneur lañ
pour ñu xam coalition bi lan la nar a def ak bu ñu joxee suñu liste ñu jox leen commune bi lan lañ bëgg a liggéeyal commune Patte d'Oie donc mu nekk jotaay bu am solo balaay loolu dañuy gërëm bu baax waa commission scientifique ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko parce que man maa ko fekkee dañuy tàmbali 20 heures lafu 2 heures du matin wala 3 heures du matin ñu def ko ay bis te ku ci nekk boo xëyee da ngay liggéeyaat sa bureau kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñu tàcc leen bu baax a baax a baax donc ginnaaw loolu man damay dellu si waat tuuti ci mbir mi ñu nekk muy coalition alternative les Verts man Amath Thiam dama jàpp ne ñi bëgg lu baax di wax ne développement moo leen soxal commune Patte d'Oie changé moo leen soxal buñ fi bàyyi Coumba Ndoffène seeti keneen doo leen seen loxo jël il faut que nit ñi xam liñ bëgg dafa am foo xam buñ fa tolloo dañuy xam liñ bëgg jamono ji tollu ci jamono boo xam ne ay saako ceeb la ñu war a joxe pour ñu voter tollu ci xaalis bu ñu may pour ñu voter nit ñi na ñooy def seen choix su nekkee développement bi moo ñu soxal dañuy tànn liste bi nga xamante ne Coumba Ndoffène la yàlla def mu jiite mais man gis naa ci liste bi ñoo xam ne bu ñu leen jiitaloon dañ naan ñoo mën sax Coumba Ndoffène ku ñu équipe lañ ut équipe te ñi ci nekk ay borom xam-xam lañ parce que fréquenté naa leen gis naa seen xam-xam ñi làqatu te xamoo leen ñoo ëpp fuuf te ku ci nekk rek mën na defar Patte d'Oie ku ci nekk mën na defar commune Patte d'Oie kon tey bu ñu amee chance bu mel noonu en 2022 gis ñi nga xamante ne ñoom lañ fi dénk 7 ans ah man de keroog posé naa question ne maire boo xam ne 7 ans inauguré woo ma jàpp ne bu nekkee ak Coumba Ndoffène Sène ak coalition alternative les Verts commune bi dina jag te ñun commune bu jag lañ bëgg kon donc nañ jàppale coalition alternative les Verts di ñaax ñi nga xamante ñoom laa dëkk di leen sant bu baax muy waa Grand Médine tey am na ab pàcc boo xam ne am nañoo man ñëw fii parce que wax dëgg yàlla man yàlla dafa ma defal lu defalul kenn Grand Médine ba ma nekkee élève la sama yaay di ànd ak man gëm ma wóolu ma di ànd ak man ba tey te wax dëgg yàlla yàkkamtiwu ci dara parce que ñu ànd ak Amath Thiam mu leen jox tàngal mant bu joxoon mënum bu ñaar dërëm mënul ma lañ ko jënd te tey ba tey ñoo ngi ànd ak man ku loolu dëgg dong moo ko lal te incha allah rabbi li ma leen wax 2014 test la woon mais 2022 yàlla def na dañoo mokkal xam fu ñuy teg si tànk askan bi xam ñooy ñan kon incha allah gab bi ñu manqué woon incha allah waa Grand Médine dañ ko mottali ba mu mat sëkk ba incha allah objectif bi li ma koy waxee du ay jël deuxième ak troisième Grand Médine de mooy gagné centre Grand Médine mooy objectif bi. merci beaucoup comme temps bi daf ñu xaw a njatt dañ bëgg tey jii li ñu fiy waxtaanee ambiance yi baax na mais ku ci nekk nañ déglu monsieur le maire ci xam-xam ci li nga xamante ne waa commission scientifique liggéey nañ ko ànd ak groupe bi yëpp liggéey ko muy liggéey bu am solo ñu xam ne Angleterre du moromu pomme de terre doo nga leen boole jërëjëf. donc tey bu ñu leen defalee présentation bi war ngeen posé wu ay questions. parce que li ñu fi lim yëpp kon tey war ngeen laaj seen bopp commune bi kon lan la liggéey ñun ñi nekkoon ci biir nag defe naa ni tey ñoo ci mën a indi quelques tey éléments de réponse suñu frère Diène Farba am na lu mu ci wax Matar am na lu mu ci wax Ndofène am na lu mu ci wax suñu frère aussi Amath am na leneen loo xam ne tamit yokk na ko ci ma bëggoon ci yokk leneen ni mooy lan l'équipe actuelle 2014 lañ ko fi teg 2014 ba tey nii ñu def 8 années de gestion pas 7 8 années de gestion lañ def année bu nekk ñu votal ko budget bu toll ci milliards presque ay 900 millions 800 millions ainsi de suite ñu def ay recouvrement de 70 à 80%. boo ko jëlee globalisé ko vous allez vous retrouver avec ay 3 milliards 4 milliards yoo xam ne tey commune Patte d'Oie jël na ko ci askan bi laa ko mën a waxee parce que un budget xam nañ ñu ngi koy fi muy jógee
jëlee na ko ci askan bi war ko delloo ci askan bi mais le constat que nous avons fait mooy lan tey quartier tey boo dugg quartier laa boo dugg ñu ngi jógee bërki démb seeti suñu yaay yu baax ji jeena ba bëy ak mbooloom bi mu àndal yëpp dem yeneen cité yoo xam ne dem nañ kër Damel ak feneen mais foo demee dañ la naan ñun gisuñu lu fi mairie def mairie boo xam ne tey jël nga 4 milliards wala 5 milliards te amul benn koñ boo xam ne mun na taxaw ne lii commune bee ko fi def donc mu nekk tey loo xam ne jaaxal na ñëpp Ndofène sànq ne wax na lu am solo ci wàllum ndaw yi chaque année ñu voté un budget presque de 10 millions pour les associations de jeunes ak yeneen yi boo ko jëlee sur les 8 années de gestion mu jox la ñaata mu jox la 80 millions ASC yi fi nekk nii ñu ne mosu ñoo jot subvention mosu joo jot ndimbal boo xam ne tey conseil municipal bi moo ko délibéré jox ko ndaw ñi jox ko association yi ñu jot ci amul. ñu ne lieu de culture mooy jumaa yi ak jàngu yi chaque année ñu voté presque 6 millions parce que dañuy ñëw di publier naan délibération mooy lan dafa nekk loo xam ne conseil municipal bi moo ko voté ne ñun conseil municipal bi jël nañ pàcc bi jox ko askan bi mais est-ce que tey loolu askan bi jot na ci presque 6 millions pendant 8 ans muy 46 millions boo demee ci jumaa yi ñu ngi gën a tumranke ainsi de suite wax nañ ko ci wàllum santé bi tey boo fa demee dugg fa suñ ñaari structure de santé yi c'est la même chose paracétamol joxewuñu ko fa te chaque année ñu voté délibération pour ay 26 millions 30 millions 40 millions pour ñu jël ko ay matériel wala pour ñu jënd médicament jox ko structure de santé yi dara amu ci à la place lan lañ am on nous dit que la commune de Patte d'Oie am na 300 agents wala plus yoo xam ne tey ñu ngi ñëw di bale suñu mbedd yi yéen dama leen di laaj seen koñ yi est-ce que ñu ngi koy bale est-ce que gis ngeen ay agents yu fay ñëw di xool loolu mais kon salaire boobu fu muy dugg donc mooy li ma wax sànq c'est-à-dire que li fi nekk mooy tey dafa nekk benn équipe boo xam ne ay naxaate kat ay tappale kat dafa nekk te liste boobu ku ko jiite ak 90% ñi nekk ci liste bi dafa nekk ñoo xam ne c'est des agents ñoo xam ne dañ lay fay ci mairie bi wala ñoo xam ne dañ la jox dara nga def ko sa poos dem naan votel leen la maire bi fi nekkoon loolu dañ ko war a bañ dañ ko warul nangu ay nit ñoo xam ne ils étaient corrompus ñu jox leen xaalisu askan bi ñu naan dañuy ñëw te défendre benn nit boo xam ne tey ñëpp a doyal ci moom ñëpp a suur tey ay mbiram donc nag ñu bëggoon tamit yeewaat askan bi programme bii bu ñu fi séddoo waaw na dem jërëjëf Mara donc pour vous dire donc gestion tappale dañ ci doyal gestion tappale toog ba à 1 mois des élections wala à 2 mois des élections nga ñëw ci benn quartier naan da nga koy pavé loolu jéem a nax nit ñi la dañu jéem a nax nit ñi am na loo xam ne waratuñu ko nangu am na loo xam ne dafa war a jeex politique politicienne dafa war a jeex vous avez devant vous une équipe de personnes compétentes ay nit ñoo xam ne tey defe naa ni askan bi yàgg na leen gërëm Ndofène wax na ko bu ngeen jëlee ci wàllum ndaw ñi ay ancien président Amath Thiam lu muy liggéey grand bi de kenn xamul nu mu toll Amath Thiam lu muy dimbali ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll ci suñu grand frère Moustapha Gueye mii toog suñu grand frère Moustapha Gueye ancien président de l'ASC Thiel Mara Diouf ancien président ASC Impôts et Domaines ASC Soprim Kaw dans Soxo ak ñeneen ñoo xam ne tey fii lañ nekkoon suñu frère Lamine Diop maa ngi koy fàtte ancien président ASC Thiel suñu ay papa suñu ay yaay xalikan ñu ngi lay sant la gërëm yaag Pa Fall ba suba yéen góor gi baax yéen ñëpp ñu ngi leen di sant donc tey pour vous dire rek dafa nekk une équipe boo xam ne ay nit ñoo xam ne ñoo ko composé ñu gëm cité bi ñu gëm localité bi ñu gëm commune bi te commune bi tey fi mu toll dafa war a jóge fi mu toll nii dem feneen te loolu nag lu ko indi mooy la liste alternative les Verts am na lu ñu wax nag ci élection yi ma ci yokk leneen pour daaneel élection bi ci bés ba buñ ko fàtte ñaari scrutin ñoo am dañuy voter pour suñu commune bu ñu paree voter pour la ville ñaari élection yi bu ko nit ñi jaawale en 2014 ba ngeen ci voté benn yoon ngeen voté benn vote boobu moo compté woon pour commune bi compté woon aussi pour la ville mais léegi dafa changé mbiri soppeeku na le 23 incha allah bu ngeen demee ci bureau de vote ba élection bi ñaari scrutin la maanaam da ngeen di voté ñaari yoon da ngeen di ñëw ñu tegal leen urne fii ak urne fële ngeen war a voté pour seen commune bu ngeen di voté ban ngeen di voté voilà bu ngeen paree nag ville de Dakar ñun amuñu candidat ville de Dakar ville de Dakar nag ñu ngay xëccoo xam ngeen leen ñooñu nag ngeen xool ku leen ci doy ngeen voté ko mais ñun suñu commune moo ñu ñor commune Patte d'Oie moo ñu ñoral
parce que am na ñu fi nekk ñoo xam dañ leen war a dégager te incha allah au soir du 23 dinañ fi jóge jërë ngeen jëf.